Aïcha Bintaba, un focus sur le pont de Foundiougne, l'actualité économique de ces quelques pays choisis par toi. Mais en attendant, Foundiougne, pont boobu noonu. mi ngi noonu Asma pont bu Foundiougne nag dafa mel ni mettre nañ ko en service niki le 16 janvier 2022 mu nekk nag benn vieille doléance ba nga xamante ne population ya fa dëkk bëggoon nañ état bu Sénégal defar leen ko bu ñu sukkandikoo ci yenn information yu ñu jot lu toll ci 40 milliards de francs CFA la ñu mettre sur la place ngir rek boobule pont ñu mën ko teg en place pont ba nag ñi nga xamante ne ñooy yeewoo ci diwaanu Fatick nee nañ dina baax ci ñoom ndax bëri woon na ay gàllankoor yoo xamante ne ñàkkum pont ba indi woon na ko bu élément bi yembee Mame Sidi Diop tonton Bakary ñu dem fële ca Foundiougne fekk fa suñu reporter Alioune Badara Sonko mu dégtal ñu élément bi ñu dellusiwaat léegi sur le plateau. Babacar moom nag Foundiougne la dëkk mu ñuy nettali jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan wi doon jànkonteel laata pont à péage bi di pare. on avait tous les problèmes du monde déjà heure moo la fiy génne ku ne xam na ne horaire yi déjà ak bac bi 7 heures ngay mun a génn Foundiougne boo yoree sa oto déjà ce n'était même pas garanti nga génn 7 heures parce que boo yéexee ñëw déjà munoo dem premier bac donc mu nekk ay contraintes ci côté horaire loo xam ne dafa métti woon ñu koy dund depuis bi ñu juddoo ba tey. waaw da ngay bëgg a jaar côté Fatick sax di xalaataat su ma yegsee bac bi et tout ñii di yegsi ba Fatick war a wiiri ji ba Kaolack. ñi daal di ci financé lu toll ci 40 milliards de francs CFA mu toll ci 1300 mètres pont à péage bu Foundiougne liggéey pare askan wi di ko rafetlu. tey dafa mel ni nit ku ñu enchaîné woon ba jékki-jékki rek dindi chaîne yi donc tey da ngay sentir benn sentiment de liberté sentiment de joie tey boo yéegee ci pont bi mënoo décrire sax li ngay ressentir donc loo xam ne la dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. en tout cas ak li ci mënta am pont bu Foundiougne jamono ji bokk ci pont yi nga xamante ne ñoo gën a gudd ci Sénégal waaye tamit ci Afrique de l'Ouest d'ailleurs gouvernement bu Sénégal moom sax jël na dogal ni fii ak 15 jours dem beeg dikk bi askan wi duñu fay dara. Aïcha mi ngi noonu loolu c'est une bonne nouvelle askan gi du fay dara. mi ngi noonu Asma xam nga nag buñ ko inauguré rek dafay am benn quinzaine de jours boo xamante ne def nañ ko ci terre bi dañuy may population bi ñuy dem ak dikk xëy na di ko savourer en attendant prix yi ñëw dal seen kaw comme niñ koy waxee 1300 mètres la pont ba tollu nekk nag pont bu gudd boo xamante ne Asma fii moom dañuy wax président Macky Sall RAS parce que nag économie bokk na ci mobilité bi aussi nga koy assurer bu ko defee yëf yi gën a gaaw fu nit ñi di perdre temps bu bëri war a nag rallier seen bërëbu liggéey kaay war a jëndi marchandise ci jigéen ñi nga xamante ne xëy na dañuy jaay secteur informel beeg yooyu dafay xaw a metti moo tax à chaque fois bu ñu fexee ba dem bi ak dikk bi baax rek dafay am jeexital bu baax a baax ci wàllum koom-koom te nag lu ñuy saluer la encore une fois di remercier suñu correspondant Alioune Badara Sonko moom mi nga xamante ne RAS lañ koy wax. moom RAS macha allah fii président Macky Sall mi ngi liggéey quelque part et on est impartiel et on reste très impartiel Louisa Diandi dans un sens waaye tamit am na loo xamante ni. président bu ko deful rek dañ koy càmbaraat wax ko Aïcha suñu papa ji mi ngi laajte benn feuille en attendant ñu introduire madame Cissé Rokhaya Dia daal di ko nuyu bu baax a baax démb jujoon na fi gan gi doon waxtaane ne ñàkk sutura gi nit ñi ñàkk am ci seen bopp waaye tamit am ko ci seen ay mbokk ndaxte koo séqal rek ngay xamal te mbokk dugg na moo tax nga xamal ko ba tax ne nag dafay am solo madame Cissé bonjour. bonjour Asma nuyu naa la bu baax di nuyu Louisa ak Binta musóor bi rafet na di leen nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a jàkkaarloog Sen TV di seetaan Subatel saa su nekk chaque matin du ngeen ko raté benn yoon tey nag dañu ànd ak ndaanaan ànd ak suñu papa Asma comme ni nga ko waxee tey dañu ànd ak El Hadj Pape Malick Guèye bu ci kanamee tuuti ñu daal di waxtaan yaatal ci bon comportement yi nga xamante ne war nañ ko delloo siwaat te ñun ñu ngi koy commencé di fàtte. très bien Pape Guèye Ndioro la wala Guèye Massada. non foo ma dëgg rek baax na. acca bismillah. xam nga mais nit moom day fonk dëgg ay maamam. dëgg la. dëgg la bismillah. nit day fonk ay maamam. dëgg la. xam nga Guèye Massada Penda Naar yooyu yëpp ay sant la. dëgg la ay maam la. mais nag ma al nungu xari caam laa bokk. dëgg la macha allah. paata xari nga xeer. nga ne. waaw foofu laa bokk. macha allah papa. waaw je suis le frère de papa Ali Guèye qui vient de décéder. maa ngi koy ñaanal yàlla. yal na yàlla jéggal yërëm ko te yeexam. amiin. alors Asma maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay papa. waaw. xam nga tey sama doom ju baax ji daf ma invité. te muy dëgg. dama dajeeg moom ci plateau ndax fii sunu kër la. très bien. alors ci koor gi ndeysaan ci la ma gis. wax dëgg yàlla ñu def échange muy sama doom.
dëgg la Rokhaya Dieng madame Cissé dafa baax. Rokhaya kenn du moom. dëgg la macha allah. jëng saa la wendi. waaw ku ko weddi dee. mais Asma yaa ngi toj dëkk bi. dëgg sañse yi ngay sañse yi. il faut ngay wax ak xale yi fan nga koy loxartee. parce que wax dëgg yàlla. xale yi war nañu ñëw nga leen di déy. incha allah rabbi papa. alors Binta Ba. ginnaaw bi ñu waxtaanee pont Foundiougne bi am nañ quinzaine de provisoires de dons par l'État. pour tester peut-être et ñoom tamit ñu permettre leen ñoom ñu mën a xam léegi actualité économique ci la ñuy daanu. de ces quelques pays yan réew la nga dem yërnu woon ngir xam seen actualité économique. Asma mi ngi noonu bu ñu jëlee roplaan nag dañuy dem ba Burkina Faso xam nga foofu itam am na coup d'état mais laata muy am coup d'état yeen jafe-jafe ñoo fa nekkoon waaye itam Congo Brazzaville Ndeye Khady Diouf moom moo ñu jëlal roplaan ba nañu dem yurndu yeneen dëkk yi lan moo fa xew dellusiwaat léegi. ca Congo Brazzaville dañoo nemmeeku ne njëgu dund gi dafay wéy di yokku loolu nag di am njeexital ci ñi nga xamante ne ni ñooy askan wi ndugg ñi nga xamante ne ñooy way jëfandiku yi boobu ba léegi ñi ngi yëkkati seen ay jàmbat ñi nga xam nag ñoo di kilifa yi danoo jël lépp daal di koy gàll ci ndoddug productivité bi nga xam ne dafa wàññeeku ci réew ma waaye société civile bi la mu gis moo di ne ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi yor réew mi amuñu politique bu baax bu dëgër ngir mën a gunge seen producteurs locaux yi lu toll ci juróomi téeméeri junniy ganaar daal dinañu dee ci diiru ayubés yu néew fële ca Burkina Faso li ko waral di grippe aviaire bi nga xamante ne mu nga fay defi jéeye souche bu H5N1 daal dina law ba ci juróom-ñett kon ci ay réew yu nekk ci Afrique soowu jant loolee indi ñàkk wér ci njanaaw yi te bu ñu moywul dina gën a suuxat secteur aviaire bi nga xamante ne dafa lompoñ ndax concurrence su ginaar yi nga xamante ne moom mooy jóge ca Amérique ak ca Europe ngir jàmmaarloo ak lu ni mel nag nguur gi ak producteurs yi boole nañ seeni doom. Aïcha Binta Ba gis nañ fa ganaar lu bëri tu sais que c'est vraiment ma chair préférée le poulet. mi ngi noonu Asma amul benn danger nag parce que du viande rouge mën nga ci lekk ba doyal. du la gaañ du la def dara donc fële nag ca Burkina Faso nga xamante ne coup d'état ba mu ngi fi am laata loolu jëwlin bi nga xamante ne moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllum ndawal ak ginaar waxoon na dinañ ci jël ay matuwaay ndax grippe aviaire ba jamono ji mu ngi fay def ay ravage yu méttee métti ci benn semaine rek lu toll ci 500 000 poulet la ñu ñàkk waaye itam fële ca Congo Brazzaville nag dafa mel ni prix mu ngay gën di yokku suñu mbokku jigéen ñi foofu bu ñu demee marché Asma dañuy souffrir bu baax a baax waaye waa société civile ñu ngay xamle ne réew mi dañu war a nag commencer di produire loo xamante ne dañ koy dundee yaakaar naa ni loolu moom actualité la ci dëkku Afrique yëpp ku ci nekk war nga fexe nag li ngay dundee nga koy bay sinon da ngay dem di jëndi te souvent bu fi koppar bi nekkul wala manne financière bi ñuy génnee dafa xaj ci ñun nag Asma. Et justement gis nga ñoom ils ont pris les devants parce que à un moment donné il faut revenir il faut se recroqueviller sur soi-même. Luisa Diandi ngir mën a xam sa bopp bay mën a judduwaat ci sa biir bopp. ba tax ne yow yaay mën a suqali sa bopp. c'est important de bay dundee. wallaay bu ñu bayee dundee rek wallahi dinañ ci génn de. et puis tu participes à l'économie locale. day tax ni yaa ngi fi doon wax sànq PME day tax entreprise yi nga xamante ne wala ñi nga xamante ne ay entrepreneur la sax da nga leen di dimbali waale sa bopp donc c'est important de participer à l'économie locale il faut consommer local. Très bien elle me fait penser justement à sama tata bi Fatou Niang mi ngi fële ca Mbour Saly maa ngi koy ziar bu baax a baax. en tout cas mi ngi noonu merci beaucoup moom elle prône pour le consommer local. et le bay dundee donc macha allah nit ku baax macha allah maa ngi koy ziar bu baax a baax merci Binta Ba. merci bien Asma xanaa di souhaiter joyeux anniversaire par prolongation Ndeye Khady Diouf nekk journaliste ci kër gi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. waaye itam di remercier Lamine Dieng ci montage bi. merci beaucoup happy birthday Ndeye Khady dinañ ci ñëwaat en fin d'émission bu ko defee ñu gën ko yaatal def ko yëfu ngéwal tuuti mi ngi noonu Luisa Diandi moom la ñuy dalal fas yéene découvrir le profil de cet expert en aluminium. Absolument. Un jeune avec un cursus remarquable. Absolument. comme ni wax nga lépp nag li baa bi doon wax tamit dëgg la nag xaaral garaawul wax nga lépp est-ce que duñu dem seetaan rek bu ñu ñëwee ñu yeggal. Aïcha Babsidi. Serigne Mbaye Seck nekk un jeune entrepreneur ci milieu aluminium bi. biñ ciy door a dugg moom dañ ciy duggoon juste parce que suñu parents yi ñoo ci jiitaloon ñu nekkoon di def mécanique gisuñu ci woon suñu bopp après ci lañ toog benn vacance jot ñu neñ demal nga jàngi atelier ci sa nijaay biñ demee foofu di fa jàng ñu dugg fa def fa benn 1 mois on a constaté que ni métier bii ni mën nañu apporter lu bëri
ci lañ jël toogaat gën a concentré wu ci bu baax xam ne am nañ benn objectif boo xamante ne dañ ko war a atteindre du coup souvent nit ñi dañuy toog tamit di laajte foog ne que aluminium dafa am formation booy def école mais amu ko juste gars yi da ngay ñëw nga am benn atelier boo koy jàngee wala soit am na ñoom dañoo am opportunité dem jàng ko ci benn entreprise mais par contre man j'ai eu la chance jàng ko wax sama ndijaay Moustapha Diouf boo xamante ne nii moom bi ñuy dugg ci moom di fa jàng fekk nañ fa ay nit nekk fekk nañ fa ay mag yoo xamante ne nii ñun ñëpp fa lañ leen fekk mais tey bi ñu duggee ci métier bi grâce à moom ak niñ fa fekk ñoom dañoo poussé dooleel ñu ba tey ñu toll ci benn niveau boo xamante ne nii formation bi defuñu ko mais fu ñu dugg dañu laaj nag dangaa def sa formation ak ban durée nga ci def. bi may njëkk a dem ci atelier bi c'était le 17 décembre 2018 parce que maa ngi fàttaliku lu tax loolu mun ma ko fàtte décembre la tombé bañ ciy dugg ñun comme tous les jeunes décembre ku ci nekk da ngay bëgg am xaalis ñun ñëpp ku ci nekk da ngay bëgg a feetu moo tax date boobu mun ma ko fàtte ci laa dem. sama yaay boole ma sama ndijaay boobu ma dem si moom atelier bi nekk fii nii Fass côté Kennedy ci laa dem ba foofu di fa jàngi ji métier fête bi ñuy dem am na lu ñu jiitiroon comme ni di jiital ndaw ñu bëri xaalis su ma juumul sama premier jour bi ma ciy liggéey di assemblée dama ci am benn fissure sama loxo bi may assemblée ma ne lii foog mu mën ko par force bi ma jëlee affaire yi dem toog di ko defar dama def nii rek mu dagg ma dem ñu yóbbu ma hôpital ma dem ñëwaat ñi fa fekkoon ñu may reetaan bi ma defee 1 an ak ay 6 mois may nekk chef de chantier di liggéey yu bëri bi ñu defee nag 2 ans ci métier bi maa ngi commencé nag di am samay marché bépp di daw benn parfois ma toog une semaine du ma xëy. bi ñu demee ba def liggéey ci ñaari banque bi nekk Parcelles banque islamique bi pare après ñu attaqué yeneen banque bu nekk Sacré-Cœur ci laa ñëw man sama wàllu ma ne ko léegi dama bëgg sama atelier mu reetaan ma bi ñuy génn ci 3e année ci lañ génn ber suñu daara comme ni ñu koy waxee ubbi suñu propre entreprise defar suñu propre structure defaraat suñu papier yëpp parce que booy def dara da koy jar nga am ay papier yu complet surtout ici au Sénégal dañ la koy laaj. à ma grande surprise man bi ma jógee pour dem ki nga xamante ne moo ma jàngal muy Tafa bi ma demee ba ci moom wax ko moom ci wàllu boppam moo boole un jeune entrepreneur bu tudd Moustapha Bar moom ne ñun moom la ñuy faral di liggéey ci les banques islamiques ak BOA booy daw di dem chaque jour di xëy di wàcc yow te gisoo ci avancement dafay laaj nga toogaat tuuti xoolaat sa bopp bu baax da lay permettre nga dem xoolaat bu baax jàng li nga xamante ne moom moo lay permettre yow nga mën a avancer yow ci sa avenir. tey dañoo toll ci foo xamante ne ni ku ci nekk boo utiliser sa xel tolloo too foo xamante ne ni da ngay ñëw toog sa yaay di la solo sa yére wala sa pap ndaw bu ci nekk da nga war a jug am ci loo jàpp. Aïcha bismillah coulisse bi neex na waaye cursus bi tamit rafet na. Luisa xam nga lan la ñuy perte ñun. ci suñu valeur u démb te mu rafetoon. muy jàngi métier vacances bu jotee. wallaay dafay tax doo yaafu. te xam nga dafa wax lu am solo. dafa ne bi muy njëkk a dem le 17 décembre la woon boobu feetu décembre yaa ngi ñëw xam naa mu bëgg a góondi xamul lu muy def mu ne xaaral ma dem jàngi métier. te puis dafa am lu am solo loo xamante dañ ko perdre léegi sa yaay wala sa pap mooy jug ne la jugal nga dem jàngi. loolu dafa am solo. mu wax tamit leneen lu am solo mooy bëri na jeunes yoo xamante ne dañuy liggéey ak seen i mbokk wala liggéey ak ñoo xamante ne seen i N+1 la seen supérieur ñu war a bëgg a dem ber seen daara ñooñu jaaree fa mere leen mais wéeruwaay dafa am solo. dëgg la doyul de dañ ko ne kooku da ko buux ba pare boole ak ñi nga xamante ne ñoo koy mën a dimbali ci métier bi beneen bi tamit mu dem dafa dem ba xam ne kii am na fu muy séentu fu sori mu ne ber sama daara jot na mu jug mais yemu ci de dafa ne dafa dem defar ay papiers yoo pour mën a formaliser wu pour que ëllëg mu mën a gagner ay marché yu xam nañ ne léegi les entrepreneurs doivent se formaliser nga am say papiers loolu mooy tax bu financement jotee wala bu leneen ak leneen jotee nga mën ñu mën la ko jox wala nga mën a dem tey ji boo war a gagner marché entreprise nga dem déposer say papiers donc c'est important que nit ñi tamit di xam étape par étape il faut que nga commencer benn nga dem nga am il faut nga commencer benn nga am li nga xamante ne mooy expérience nga xool aussi ndax fi nga nekk foofu la wala du foofu nga dem utiwaat beneen expérience te
si tu as envie aussi d'aller plus loin, il faut te formaliser. Donc c'est important que les parents accompagnent surtout les entrepreneurs. C'est important Louisa Diandi te sa profil bi dafa tomber ak actualité. Absolument. Ak askan wi mën a yeewi boppam vous nous l'avez prouvé. Alors il faut faire comme ce jeune là. nu mu tudd Serigne Mbaye Seck. Serigne Mbaye Seck. Seck la nag Seck ni yëpp ay ndaanaan lañu. dafa def lu am solo Asma comme ni ko Louisa waxee dafay baax parce que da ngay gis koo xamante ne dafay am don ci benn métier rek. dem di ko exercer alors que def ci benn formation def ciy baax bu fekkente ne da nga dem am ci benn notion nga dolliwaat li nga xamante ne moom mooy diplôme bi wala certificat bi wane ne yow mi xool nañ ne gis nañ que ne li ngay liggéey mën nga ko donc nga mën ko présenter fépp foo mën ci dem dafay yokk say chance rek parce que ki dem taxaw yori kayit ak ki taxawul kayit tout le temps bu ñu demee peut-être ki am kayit moom mooy gën a am chance te dafa jot nag il est temps menuisier yi mécaniciens yi ñuy sukkandiku ci wàllu woowu noonu comme ça seen liggéey gën a mën a avancer. Très bien en tout cas c'est très important mais Lady Diandi lii moo tax ma lay wax ay lady yooyu noonu parce que yu baax yi yaa koy luqiti indi ko et une belle avancée par rapport à Lamine Déco yaa ñu ko indiloon jukkil ñu ko fii boobu ba léegi moom tamit mu nekk ndaw boo xamante ni dafay gën di former boppam gën di def ay décoration yu toj moi je pense qu'il a décoré mon mariage il a décoré un gamou chez nous il a décoré l'anniversaire de sama Cheikh Mourabi di Yandey machallah donc ce sont des pépites. Oui, et le bien dans Subatel, le bien sur la Sen TV, c'est qu'on met en avant les jeunes. Les jeunes comme ça, en fait, pour influencer ou bien pour montrer l'exemple à d'autres jeunes qui ne font rien du tout. Wala ngay juk du tok comme li ma koy faral di wax jeune du yaafus. Di xaar maman may ma 200 ma ataaya. Wallaay c'est important que nit ñi di uti métier mooy mbir bi boo jàngul école nga uti métier pour nit ki naw la et que pour que plus année yi di dem plus que tamit ngay valoriser sa bopp si li nga métier bu ma koy encourager bu baax a baax. Bravo c'est encourager aussi ay parents yi nga xamante ne ñoo jàpp ci éducation bi. Très bien c'est dafa am solo. C'est très important coach Moussa Kooru Aïda Chérif Karara yaa ko fi wax coulisse ma garé ko te man rubekat laa luñ ma wax ma jottali ko nga ne sama caamin bu baax bi taal bi sëñ Babacar Si maa la ko wax baax rek nga def gën sës ci ñun rëkkate rëkkoo ñu benn yoon yaay suñu mag bu góor yaa baax yaa gën jublu